asalaamaaleykum ñu ngi des fa tege seen télévision nationale fas yéene jottali xibaar di leen tatanal la sa subaak léegi ci bopp xibaar yi président mu tey ji ci suba ci palais de la république ngir màggal bés ba ñu moomoon suñu bopp muy xew-xew bu nga xamante ne rek ànd naak dal yéegi nañu nag li jëm ci wàllub raaya réew mi waaye tamit taxawaayub suñu soldaar si feebar bi lëmbe àdduna si yëpp suñu réew am na ñaareelu nit bu faatu ci coronavirus ñu jàpp ne tey nag fukki cas ak ñaar la ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test yoo nga xamante ne rek amal nañu ko dañ ci ànd ak jawriñ gi ci anam yu mu gën a leere. mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci tàmb bi ngeen tam seen télévision nationale la tayes nga di fi topp xibaar ci njëlbéenu xibaar prise d'armes amal nañu ko tey ca palais de la république ci njiitalu président de la république Macky Sall muy nag mandargal nag bis ba ñu moome woon nag suñu bopp at bi mooy juróom-benn fukkeelu at bi ñu jàpp rek ne la nga xamante ne rek moo jëm ci li ñu mel dañ ci dellusiwaat waaye ñu jàpp ne président de la république am na ab yëgle gu mu amal mu jëm ci wàllu état d'urgence gu nga xamante ne rek taxawaloon nañu ko ci fukki fan ak ñett ci weeru mars 2020 ñu ci réew mi yëpp ñu jàpp ne dinañu ko yokk giirub fanweeri fan ci réew mi yëpp ñu jàpp rek ne yëgle bi nag président de la république bu ko jaarale ci jawriñ gu ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi te képp nga xam war nga jot ci yëgle bi rek dinañ la ko yëgal te nañ ko siiwal muy ab décret bu nga xamante ne rek njiitu réew mi moo ko xaatim kon ñu jàpp ne état d'urgence dañ koy yokk giirub fanweeri fan prise d'armes amal nañ ko tey ji ci suba ci palais de la république njiitalu président de la république Macky Sall ñu màggal ak bis bi nga xamante ne rek moom la ñu moomee woon suñu bopp at bi moo doon juróom-benneel fukki at bi ñu moomee suñu bopp ba ndëgg ne xew-xew bi nag ci ab dal la ñu ko defee ndax nag li jëm ci xeexub feebaru coronavirus ñu ànd sa Pape Birame Biga Ndiaye. bi muy bàyyeekoo këram ca Mermoz ab cortège bu yem la njiitu réew mi amal ci bésu fête de l'indépendance bu Sénégal di màggal ci bésu 4 avril bile mu yemook juróom-benn fukkeelu at ba sunu réew moomee boppam ak léegi. si jamono jiñ koy fête nag Sénégal dafa nekk ci état d'urgence moo waral défilé amul. président de la république Macky Sall di njiit bu njëkku l'armée bi moo jiitu ci xeex bi Sénégal di xeex lii di Covid-19. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par mon détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le capitaine Kalaoutin. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. fii ci palais bi ab prise d'armes lañu fiy amal mu méngoog itam ak taxawaayu l'armée bi. Attention pour les feux. En vrai. Sénégal di fêter indépendance am ñu di ko amal ci anam bu ñu dul faral di gis ab cérémonie de levée des couleurs mooy màggal bés bile. ñu dellu di sargal sunu l'armée bi kañ leen ci seen taxawaay ci wetu askan wi ci jamono ji nga xamante ni xeex feebar bii di coronavirus nekk na lu ñëpp bokk ànd mu di temu bés bi mu fekk àdduna bi yëpp am njàqare ak tiitange ci seen nekkin ak dundin Sénégal jóg taxaw ci màggal bésu indépendance bu Sénégal.
jërëjëf Pape Birame Bigué Ndiaye njiitu réew Afrique yi nag amoon nañu ab waxtaan boo nga xamante ne rek ci visioconférence la ñu ko amale dañu xool naka la ñuy fexee ba ñoom ñëpp ñu booloo ànd nekk benn ngir mën a xeex feebar bi lëmbi àdduna wërngal këpp di coronavirus loolu nag mooy seen bëgg-bëgg ñi nga xam ñoo bokk Union africaine organisation mondiale de la santé ak ñi ñuy lëkkaloo ci wàllu liggéey bee koppar gi ay matuwaay nag jël nañu ko ci Pabuna Thiaw. lu jege ñetti téeméeri nit ñu ñàkk seen bakkan ak juróom ñetti junni ñoo xam ne dañoo positif ci Covid-19 bi foofu nag la Afrique tolloon ci datu ba ñetti fan ci weeru avril ci 2020 mu di ab date boo xam ne ci le président en exercice bu Union africaine du Sud africain bi Cyril Ramaphosa woote ab ndaje boo xam ne da ko jagleel ñëpp ñoo xam ne ñoo di ay président ci continent bi mu di ab ndaje boo xam ne nag ci visioconférence lañ ko amale woon président bu Sénégal di son excellence le président Macky Sall bokkoon ci waaye bokkoon ci tamit organisation mondiale de la santé rawatina seen directeur général waaye tamit centre africain de prévention et de lutte contre les maladies bu Union africaine waaye tamit ki nga xam ne moom moo di président commission Union africaine ak partenaires bilatéraux ak multilatéraux yi ki nga xam ne nag moom moo di président de la République bu Sénégal son excellence Macky Sall ba mu jëlee kaddu dafa dellu si bu baax ci li nga xamante ni moom moo di situation bi rawatina conséquences yi nga xam ne mën na ko am ci wàllu wér-gu-yaram wàllu social waaye tamit li nga xamante ni moom moo di ci wàllu koom gi ki nga xam ne ni moom moo di président bu Sénégal dellu si bu baax ci li nga xam ne moom moo di plan de riposte yi nga xam ne réew yi nekk ci continent bi yëpp ñu ngi koy doxal ngir xeex coronavirus bi ci loolu sax la amal ay proposition yu am solo jëm ci lu mel ni ñu annulé li nga xam ne moom moo di la dette publique mu di ab xeetu bor boo xam ne président Macky Sall dafa ne mën nañ ko annulé bu dee li nga xam ne nag moom moo di beneen xeetu bor bi ñu koy duppee dette privée mu ne mën nañ cee amal ay waxtaan ba xool nan lañ koy lijjantee mu di ay proposition yu am solo yoo xam ne daal président yi nekk ci Afrique yëpp rafetlu nañ ko bu baax a baax te ñoom sax xamle nañu ne daañu boole yooyu les propositions si déclaration bi nga xam ne état africain yëpp dañ koy amal jëm ci riposte bi nga xam ne daañu ko indi ci xeex li nga xamante ni moom moo di Covid-19 bi. Pabuna Thiaw njot nañu nag Covid-19 mi dana indi ay gàllankoor ci wàllu koom bi rawatina nag ñi nga xamante ni rek ñoo seex réew Afrique yi ba tax nag njiitu réew mi moom taxawal na ab koppar bi nga xamante ni rek dafay dimbale nit ci rawatina nag ñi nga xamante ni ñooy am ay gàllankoor ci lu ñu mel mu jëm ci wàllu dund gi waaye am na yeneen dimbal yu nga xamante ni rek dina jóge bitim réew jëm ci réewup Afrique sowu jant yooyu na tax ba ñu mën a jàppalante seen biir ñu ànd sax Cheikh Bamba Gueye. lii nga xam ne moom moo di crise sanitaire bi Covid-19 daal di indi nag ci àddina bi daal di nay nag jaaxal li ak timit li nga xam ne moom moo di koom-koomu réew yi lu na sax lim ciy def loolu sax moom moo waral suñu réew croissance bi nga xamee ne waroon na toll kon ci 6,8% dina wàññeeku nag lu tolloog ci ñetti poñ loolu nag laata crise bi jeex waaye nag feleg bi la booba li nga xam ne moom moo di nguur gi teg na nag ab plan bu ñuy wax plan de résilience man nag ngir gàttandu li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi nga xam ne kon mën nañ ko am ci wàllu koom bi ba tax na lu jëm ci wàllu force Covid-19 bi lii di institution de Bretton Woods yi dugal nañ ci seen loxo bu baax lu ci mel ni kon FMI dugal na ci xaalis bu bari banque mondiale tamit naka noonu buñ demee ci yeneen institution yi nga xam ne moom moo di banque islamique de développement banque africaine de développement wala banque ouest africaine de développement ñoom tamit jël nañ xaalis bu bari ngir jàppale ko réewum Sénégal ci li nga xam ne moom moo di wàllu koomam ci beneen wàll li nga xam ne moom moo di groupe des G20 maanaam ñaar fukki réew yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole ci àdduna bi daal di nag wuyu li nga xam ne moom moo di commission des Nations Unies pour l'Afrique ci woote bi nga xamee ne defoon na ko ngir jàppale kon koom-koomu réew Afrique yi ba tax na dinañ jël kon lu toll ci téeméeri milliards de dollars daal di nag kon koy séddale réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk kon ci Afrique rawatina ci Afrique sowu jant mu di jàppandal bu am solo boo xam ne Sénégal dina ci bokk ba tax it dina mën a suuxat li nga xam ne moom moo di koom-koomam bu ko defee ñu mën a nag am ndëgërlaay lu dëgër fii ak nag li nga xam ne moom moo di crise sanitaire Covid-19 bi jeex ak jàmm. jërëjëf Cheikh Bamba Gueye jawriñ gi ñu dénk wàllu armée bi moom nag am na mbégte loolu ci matuwaay bi gendarmerie ak l'armée bi jël ngir fexe ba nit ci respecté couvre-feu bi Maître Sidiki Kaba moom ci wàllu boppam wàccal na boppam ci mbedd mi ci guddi gi ngir xool tolluwaayu jumtuwaay yi nga xamante ne rek ñoom la l'armée bi jël ñu déglu ko ci micro Ibrahima Ndong. li ma mën a gis mooy di unité yi nga xam ne armée bi déployé na ko ñu ngi def liggéey bi ñu leen sant
gendarmerie tamit unité gendarmerie tamit loolu tamit gis nañ ko mën nañ wax ne li nga xam ne mooy di liggéey bi nga xam ne loolu la ñu war a def mooy di jéem a fexe ba ñëpp respecter couvre-feu bi ak fexe ba continuer protéger askan bi loolu ñu ngi koy def te loolu dafa am solo kon di leen féliciter di leen encourager te liggéey bi ñuy def en synergie di leen féliciter ci côté boobu ndax préciser nañu ko ñu ngi koy def ak police donc force de défense et de sécurité yi ñëpp ñoom ñëpp dañuy boole seen doole pour def li nga xam ne loolu lañ leen santaane. 4 avril ñu defee ko ci état d'urgence ak couvre-feu waaye nag loolu dafay rek tax ba ñëpp duppoog digle wala it li nga xamante ne rek mooy digle kër docteur moo tax nag suñu l'armée bi yëpp daje ngir nag jàppale nit yi ba ñuy toog seen kër yi guddi gendarmerie ci ay service am ñoom ñëpp wuy nañu ci woote googule dañu fexe ba xeexub pandémie bi ñëpp rek mun cee duppoo ba mu am xayma ba mu ci bëgg ñu ànd ak Philomène Constance Diagne. ñu ngi dellu ci biir caserne bi gannaaw ñaari fan yu ñu nekkoon ci garde unité antiterroriste bi nag bokk ci légion gendarmerie d'intervention bu Mbao ñu gën ko xamee ci LGI Mbao nga xamante ni dañu gën a taxaw ci jamono bi ñu nekk ci état d'urgence. LGI moom la ñuy wax unité de réserve générale la donc mise à la disposition du président de la République donc pour ñoom seen liggéey bi ñuy def mooy wàllu sàmm kaaraange nit ñi ak seen alal voilà beneen pàcc bi nga xam ne am na aussi mooy élèves gendarme yi nga xamante ni dañuy génn école bañ la leen di affecté ci yeneen corps gendarmerie dañ fiy jaar ñu tàggat leen. yi unité yu oyof nag bu ko laajee rek dañuy ñëw gën leen dooleel ak escadron blindé bi nekk foofule. côté maintien de l'ordre xam nga escadron blindé dafa am des moyens spécifiques yoo nga xam ne yeneen escadron yi yoruñu ko c'est des moyens yoo xam ni da koy permettre bu amee maintien de l'ordre haute intensité boo xam ni dafay laaj ñu employer yenn moyens yi. mu laaj aussi ñu mën a am ay techniques yoo xam ni moom la ñu war a employer pour mën a rétablir l'ordre. donte ñu ngi ko décrété ci contexte bu nga xamante ne rek wàllu wér-gu-yaram moo ko tax couvre-feu bi dina laaj rek ñu sàmm yokk karange te loolu tax gendarmerie daal di rek boole service am yëpp ci biir liggéey bi. Siro Group unité bu nga xamante ne employé nañ ko ci wàllum xeexum jàngoro bi. Déjà depuis quelques jours mu ngi sur le terrain ci wetu yeneen force gendarmerie yi donc day participer si opération recherche opération dissuasion pour éviter que population ñi dajaloo ci yenn bërëb yi notamment si plage yi notamment si benn lieu yi nga xamante ne nit ñi dañ fay dajaloo donc Sino Group mu ngi sur le terrain depuis quelques jours. ESI Dakar nag moom benn unité d'intervention la bu gendarmerie mobile boo xam ne dañ ko dénk gendarmerie territoriale mu yëngu ci ay mbiram. liggéeyam fu mu toll nii ci couvre-feu bi mooy daal bu ñu génnee ci biti donc ñu fexe lépp pour que nit ñi des seen biir kër yi respecter carrément couvre-feu bi. ci seen biir liggéey nag taxawu askan wi desul gannaaw benn yoon. dama liggéey ba wàcc ñëw fekk sama femme nekk ci mat ma nekk ak moom comme on habite ensemble et personne d'autre ma nekk ak moom ba affaire bi xaw a metti lool ay 21 heures et quelques après ci laa génn ci tali bi ak couvre-feu bi mënuma am taxi mënuma am oto gisuma dara aba gendarmerie ma romb foofu ma interpellé leen expliqué leen sama cas ñu ne ma amul problème ban hôpital nga jëm may leen principal laa jëm ñu ne ma ndax am nga ticket ma ne leen waaw ñoo ma déposé fii principal wax dëgg yàlla ci haute surveillance. bi la liggéey bu am doole bi yëpp buñ ko mënee def dafa fekk rek ñu taxawal ab poste de commandement opérationnel fii ci caserne Samba Diéry Diallo nga xamante ne fa la ñuy nasee lépp lu ñu war a def jëmale ko ci biir réew mi. fii à partir d'ici la ñuy jotee les ordres yi nga xamante ne ji ne moom la ñuy jot ci haut commandant de la gendarmerie. fii également la ñuy jotee résultats yi saytu ko càmbar ko
transmettre ko au commandant de la gendarmerie pour mu mën a jël décision par rapport à la situation relativement au Covid-19 et à l'état d'urgence. Donc comme ni nga ko gisee nii yëpp ay unité wu gendarmerie la yoo xam ne dañoo tas si suñu réew mën a xam ne dinañ mën a topp wala di mën a def lépp li nga xam ni suñu kilifa yi soxla nañ ko si ñun si suñu liggéey. waa gendarmerie nag am bët fépp ci biir réew mi gannaaw seen ay ndaw yu ñu wasaare fépp ba tax na loolu dina leen di dimbale ñu mën a rek jàppale autorités yi ñu jël ay décision. situation bii ñu nekk dafa laajte ñu daal di taxawal poste de commandement opérationnel boo xamante ne nii dina ko may muy saytu lépp lu xew ci Sénégal gi yépp muy information yoo xamante ni dafay jóge ci légion de gendarmerie yi. information yooyu bu ñu ñëwee fii nag ñun ñoo koy dajale daal di ko jox au commandant de la gendarmerie moom mu xool dogal bi mu ci war a jël delloo ñu ko ñu bind dogal yooyu jox ko daal di ko tasaare ci biir réew mi ndax gën a dëgëral taxawaayu ndaw gendarmerie yi nekk ci gox yi. doxalin bi nga xamante ne moom la gendarmerie tëral ba mbas bi wàccee fii ci Sénégal ba léegi am ay résultats yu am solo seen taxawaay ci wetu askan bi dina rek gën a yombalal xeex bi ñuy xeex ak Covid-19 ba njort nañu ne buñ ci wéyee dina mën a rek jóge fi ci lu gën a gaaw. jërëjëf Philomène Boye mi ngi ubbi ay buntam 1981 te nag wareefam bokk na ci tàggat ay officier bu armée bi muy école nationale des officiers d'active di ENOA bi ñu ko taxawee léegi mat na 4 fukki at école bi nag tàggat na lu toll ci junne officier fii ci Sénégal it waa bitim réew ci lu mel muy barab sàkkukaay xam-xam dëgg ci continent bu Afrique suñu naatu Ibrahima Ndong dugal nañ ci école bi nga xamante ne rek tolluwaayam ak solom weesu na frontière yu Sénégal di ñu ko wanele li nag di firndeel école boo xamante ne day màgg muy dara boo xamante ne daanaka def na histoire am ba noppi fii nag mooy ENOA daanaka 4 fukki at a ngi nii muy def ay jaloore ci wàllu formation. bi ñu demee ba ay 2014. le besoin en officier gën a fës léegi nag ñu commencé di yokk forme ay élèves yi ñu fiy indi léegi fi mu nekk nii armée gendarmerie ak brigade nationale des sapeurs pompiers taxaw ci njiilu feelu ministre des forces armées ñu ne ENOA léegi moom mooy tàggat officiers yi nga xam ne ñëpp dañuy def formation initiale fii ci Sénégal donc loolu moo tax commandement bi aussi defal ñu cette montée en puissance ci bâtiment yi ngeen di gis bâtiment yi nag moom vraiment rafet na trop macha allah vraiment ça fait notre fierté parce que boo fi dugg see léegi di nga xam ne ENOA fii ku fi dugg di nga laajte lan moo xew fii parce que bâtiment yi rafet na et jël nañ en compte commodité yi nga xam ne élèves officiers yëpp daf ko war a am soo xoolee bâtiment yi fi ñu war a dëkk moom la ñuy wax ñun amba fort parce que tradition ENOA aussi dafa am doole boo xoolee aussi le PC bi ñu tuddee qualité yi nga xam ne foofu la commandant d'école bi di nekk ak état major am nga xool bâtiment bi ñuy wax le bâtiment pédagogique nga xam ne toutes les commodités loo xalaat ci commodité loo xam ne élève mën na ko utiliser pour jàngam taxaw rek. liggéey bu am solo boobu samoo tax ba ENOA daal di yokku capacité d'accueil maanaam di yokku lim bi nga xamante ne moom la doon dalal ci ay ndongo bi ñu sampee école bi ba léegi daanaka lu toll ci junni officier ngi nii ñu daal di leen former muy ay sénégalais wala sax ñu bàyyeekoo biti réew. dañu wax ñuy former. ay officiers yoo xam ne dañoo war a dem pour armée unités yi nga xam ne ñoo nekk armée ñoo nekk gendarmerie nationale ak aussi ñoo nekk brigade nationale des sapeurs pompiers donc école bi ñu ko tijjee ba léegi aussi formé nañ fii 988 officiers donc 633 yi Sénégal lañ bokk et 355 yi jóge ci pays yi nga xam ne ñoo Sénégal dañoo seq jàmm. wàllu formation bi nag daanaka duñ ci natable benn yoon loolu sax moo tax ñu daal di defar ay jumtuwaay yu am solo. ngir daal di dalal ñi nga xamante ne ñoom lañ fiy tàggat. rythme bi moom maa ngi ne lu baax la parce que lu rythme bi laaj ci ñoo ngi ko koy jox muy ci tàggat yaram bi muy ci jàng bi ñoo ngi am temps bu doy pour mun ko def. on peut dire que dans l'ensemble. lépp a ngi jaar nu mu waree gis nañ ne lépp loo xamante ne formation bi laaj na ko kilifa yi ñu koy defal
ma gis ne nag ne formation bu am solo la moo tax sama réew daal di ma fi yebal. de la formation. ci wàllu taarix mu mel ni ENOA desul benn yoon gannaaw ndaxte loolu dafa am solo bu baax ci li nga xamante ne moo di tradition école bi. les traditions pour l'ENOA constituent. lu ñu duppee tradition maanaam lii di aada lu am solo la ci fi nga xamante ne moo di ENOA di école nationale des officiers d'active ndaxte dañoo jàpp ne doomu aadama mënul dem te li nga xamante ne moo di aada ak cosaan daanaka nekkul ci moom ndaxte ñun dañoo gëm ne lii di aada ak cosaan dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ci dundu nit ki ba tax na ñu jàpp ne dina ko yar tàggat ko waaye tamit xamal ko àdduna ba tax na ENOA dafa jël jikko yu rafet yooyu yëpp nag fas yéene koo tabaxee doomu aadama ngir mu nekk koo xamante ne day jëriñ askanam ci nu mu waree. ce que véritablement l'honneur est à l'homme. ENOA di école boo xamante ne mu ngi ubbi ay buntam ci 1981 waaye xalaat bi daanaka yàgg na. xam na ne parce que boo xoolee bi ñuy amee suñu indépendance suñu cadre officier yi France lañ doon jógee armée française après ñu jékkee-jékki mu am ay pays yoo xam ne moom la ñuy wax les pays amis ñu may ay places yu ndaw quand même il faut le reconnaître pour ñu permettre suñu officiers yi ñu leen fay tàggat. après ñu ne armée sénégalaise dafa war a am jotaay bu rëy ñu ne il faut ñu ubbi école nationale des officiers d'actifs fii si Thiès ñu tijji ko en 1981 boobu ba léegi nag école bi mu ngi dem ndànk ba fi nga nekk nii atteindre na sa vitesse de croisière donc moo tax ñu ne léegi xoolal élèves yi bu njëkk dañ daan am entre 10 et 20 élèves et léegi présentement ñu ngi dem ba ñu ngi nekk ni ay 140 élèves. ENOA nag saa yoo ko déggee sa xel ci leen rek lay dem mooy école bu mucc ayib doon école boo xamante ne day joxe jàngale ci anam yu mucc ayib. ci Afrique daanaka 20 réew a ngi nii yoo xamante ne dañ fi yónnee seen officiers yi ngir ñu daal di leen a tàggat li nag dara waralu ko lu dul xarañte bi nga xamante ne xamee nañ ko ENOA te si loolu sax la kilifa yi di dox fas yéene ko gën a ñoŋal ba mujj ci li nga xamante ne moo di académie. am na solo Ibrahima Ndong ci wàllu Covid 19 bi tolluwaay bi suñu réew ci tey ji 4 fan ci weeru avril am nañu ñaareelu nit gu ci faatu am na fukki cas ak ñaar yoo nga xamante ne rek dañoo positif ginnaaw bu ñu amalee test ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fukki cas ak ñaar yooyu la benn bi nag mooy wàllante bi waaye tamit am na juróom benn yoo nga xamante ne rek dañoo wér ñu jàpp rek téeméer ak ñeent fukk ak ñeent jamono ji ñoom ñoo ci feebar ñu déglu si Abdoulaye Diouf Sarr di jawriñ gu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram. démb si àjjuma bi 2 fan si weeru avril 2020 bi 20 heures jotee le Sénégal enregistré ñaareelu cas bi xamante ne décédé na gaañu na te Covid 19 bi waral ko muy benn sénégalaise bu am juróom fukki at ak juróom ñett ñu hospitalisé ko woon fële si hôpitalu Fann président de la République gouvernement bi ak peuple bi ñi ngi jaale famille am ak njabootam bi yépp di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tey samedi 4 fan si weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test wu bés bi si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test fukk ak ñaar ñëw nañ si positif benn bi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew fukk yi cas contact yu ñu doon suivre la benn bi nag mooy cas boo xamante ne transmission communautaire la jóge mooy mënuñ ko lënkaleek benn contact wala benn cas ñu wax ne tey aussi juróom benni patient yu ñu hospitalisé woon wér nañ tey dañ leen génn ci kanam yeneeni patient yi nekk hôpital ñi ngi yëg tan bu ñu xaymee ba mbir mi commencé ak léegi Sénégal enregistré ne 200 ak fukk ak juróom-ñeenti cas si 200 ak fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ si tey
ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko ci coobare famille am muy donc fi ñu nekk nii téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñi ngi hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi souhaiter peuple sénégalais yëpp bonne fête d'indépendance mais di leen ñaax surtout ngeen respecter conseil ñi leen jox pour que ñu mën a génn Covid-19 bi ci réew mi. ca diwaanu Casamance ñoom suñu l'armée bi ñu ngi daje ngir nag mun a xeex feebaru Covid-19 rawat na nag ci dexu Casamance gi gaal par gaal gu nekk dinañ la saytu ndax lu ñu bëgg rek mooy ñëpp duppoo couvre-feu bi ci la ko doore Elinkine ba Oussouye ñu ànd si ak Abdoulaye Sinkare. ci fleuve Casamance bés bu nekk day am ay patrouille commando marin yi fu mu toll nii. bokk nañ ci xeex bi ñuy xeex Covid-19. suñu mission mooy contrôler gaal yi nga xamante ne yëpp dañuy dugg ak génn depuis la pandémie cela veut dire depuis feebaru coronavirus bi dañoo yokk ci suñu mission jox ñu ay matukaay ay jumtukaay yu mat pour ñuy bàyyi xel aussi loolu cela veut dire ñëpp xam nañ ko mais mesure de sécurité mënul ëpp mukk bon depuis pandémie bi à chaque fois bu ñu vérifier pirogue ba pare def suñu mission de routine dañ ciy yokk loolu cela veut dire vérifier ba xam ndax gaal gi nga xamante ne da doon yeb lu mot juróom fukki personnes parce que dañ leen réduire complètement ndax léegi respecté na normes yi ensuite écart bi ñuy toog maanaam kii day toog fee day am espace boo xamante ne day mot à peine ay 2 mètres kenn ku nekk. gaal bu ñu dajal dañ lay contrôler bu baax comme bii nga xam ni day daw diggante Diogué ak Elinkine. waaw gaal gi gaal transport la quoi mais léegi comme maladie bi ñëw na léegi mënuñu yeb kenn. ciment rek la ñuy yóbbu ak bagage ñu retire ñii lu ñu mun a lekk ci île bi. su guddi jotee beneen mission day jóg fexe ba couvre-feu bi ñu respecté ko ci ndox mi. chaque jour dañuy dem benn patrouille bu ñu demee patrouille bu ñu gisee benn pirogue am na ay questions yu ñu koy posé c'est des questions mooy questions yoo xam ni yow fan nga jugee fan nga jëm si dafa jógee ci beneen dëkk ñëw fii ñu isolé pirogue boobu xool lu ñu mën a def pour visiter leen. bi ñu demee Oussouye militaires yi ñooy def patrouille comme ni ko gendarmerie ak police di defee ci yeneen gox yi. suñ mission mooy lan chaque jour pour que ñu mun a imposer population yi ñu respecter couvre-feu bi donc dañuy def ay patrouille chaque jour patrouille yooyu ñu ngi koy gën a def dans les localités yi nga xamante ne police ak gendarmerie nekkuñu foofu. ci biir Ziguinchor guddi gu jot gendarmerie day génn ànd ak police ak armée bokk di def patrouille. on le fait dans les périphéries c'est-à-dire ci sancaan yi ci nga xam ne zone yi nga xam ne ñoo gën a reculer nga xam ne police ak gendarmerie seen présence foofu amul noonu donc ñun dañ leen di dimbali ci côté boobu donc buñ fa gisee ay nit yoo xam ne ni ils respectent pas le mot d'ordre respecté wuñ ci bon ñu def liggéey bi si war après ñu jébal ko police wala gendarmerie. fi mu toll nii force de défense et de sécurité yëpp a taxaw boole seen doole ngir gën a mën a xeex Covid-19. Abdoulaye Sinkare ci bisum tey ji nga xamante ni rek mu la Sénégal doon màggal bis bu moomee woon boppam am na yenn ci njiitu réew yi nga xamante ni rek bu ci mel ni Émirats arabes unis ak Koweït ak Guinée Bissau yónnee nañu ay bataaxalu ndokkeel jagleel ko président de la République Macky Sall ci bis bi nga xamante ni rek moom la Sénégal moomee woon boppam at bii nag bisum tey bi suñu mbokki soldat si ñoo ngi ko màggale nag si seen biir xol waaye ñoom ñëpp dañoo ànd nekk benn ngir xeex feebaru Covid-19 bi ci zone militaire numéro 4 ñoom ñëpp ànd nañu ngir nag daal fexe ba xeex fi pandémie bi di coronavirus ñoo ànd si ak Thioro Dieng. ren jii ngir màggal 4 avril amul répétition générale amul retraite au flambeau amul défilé civilo-militaire Covid-19 mi ngi ci diwaanu Tambacounda di dicté loi. seen 4 avril bi def ko seen xol fekk leen bu baax na seen xol bëgg. même ba ñu maajul ba ñu défiléwul voilà 4 avril dafa en 4 avril boo xam ne ñu ngi seen xel ñu ngi seen lépp te ñu xalaat ne lu ñu ko tax a def ñun ñëpp dañuy def suñu énergie yi mu waroon def ci 4 avril pour xeex ko loolu mooy coronavirus. ñetteeli catégorie ginnaaw gendarmerie ak police commandement de la zone militaire numéro 4 nee na dugal na loxoom ci xeex bi ngir génnee fi lii nga xamante ni mooy Covid-19. ngeen koy gisee actuellement ci affaire couvre-feu bi. xam naa ne policiers yi ak gendarmes yi ñoom la gën a concerné mais aussi
ñun dañu impliqué wu parce que état-major général des armées def ñu ne demee ngeen impliqué benn xaar ba ñu woo leen mais dem leen ngeen bokk ci parce que cette fois-ci couvre-feu bi li ko waral dafa nekk loo xam ne vraiment lu rëy la le coronavirus. ci Tamba lii nga xamante ni mooy kër docteur nag li ko gën a jàppale dimbali ko bokk na ci service militaire bi. foofee blocage am na fenn armée ak ses moyens d'abord mais aussi par la qualification personnelle est toujours là pour pouvoir suppléer parce que loolu yëpp pour jàppale population yi imaginez tel hôpital tëj grève mais malade fu ñu jëm peut-être amuñu plateau yu ñu war a am mais lu ñu mun dañ ko def suba aussi bu ñu amee ne xam quelque part aussi am na ay inondation même s'il y a des même bu amee organisation yoo xam ne ñoo ko war a def ñun aussi duñu taxaw. tey jii xam nañ ni ci diwaanu Sénégal bari na ci àll yu nga xam ne yàq nañ ko Tamba bokk ci li nga xamante ni am nañ ci yaakaar ci lépp lu bokk ci wàllu forêt looloo waral nag lii nga xamante ni daggum garab bi la kenn du ko fowee force de défense et de sécurité yépp ñoo ci jóg taxaw. à chaque fois bu ñuy dajee ak ay coupeurs de route forcément dañ di arrêté jël seen produit jël leen dem jox leen service eaux et forêt yoo xam ne ñoom moom liggéey boobu mais comme territoire sénégalais aussi ku ñëw di dagg garab foofu aussi c'est-à-dire que dañ ko violé ci boobu aussi dañu ko laal dañu laal boo ñu laalee aussi il faut que ñu mën a réagir. ginnaaw bi ñu enregistré suñu premier cas Covid-19 fii ci diwaanu Tambacounda ñii nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi nee nañ dinañ taxaw ci rang bu njëkk bi ngir xeex maladie bi ba mu génn fi. jërëjëf Thioro Dieng PUMA di programme d'urgence bu modernisation wu barab yi nga xamante ne rek dañoo dend ak suñu réew ñoom it dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci xeexub coronavirus ak Kaolack jàppale nañu comité régional bi nga xamante ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu épidémie bi ak ay jumtuwaay yu am solo ñu ànd sa Claire Diop. dispositif ngir xeex coronavirus bu am solo la ñu indi file ci Kaolack PUMA du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers moo amal li ni mel tente bu mag ay produits d'entretien et de nettoyage waaye itam équipement pour personnel sanitaire bi loolee la ñu jël teg ko ci loxo comité régional de gestion des épidémies PUMA nag gën a sorel mbir mi ndax kat rajo communautaire yi itam dañ leen di dugal ci xeex bi. dimbali pouvoir yi nga xam ne ñooy gouverneurs yi ñoom ñooy président de comité de pilotage yi dimbali autorités sanitaires yi ak force de défense yi ci loo xam ne dañuy engagé tey mooy lutte contre le coronavirus donc docteurs yi war nañ leen dimbali population bi war nañ leen dimbali war nañ leen aussi sensibiliser. lépp nag ñu jël teg ko ci loxo président comité régional de gestion des épidémies moom nag mu rafetlu li ni mel. mais nag PUMA xam ne développement ci dëgg soo koy wax il faut mu ànd ak wér-gu-yaram moo tax ba bi lii jógee dal ci xeet wi son coordonnateur national xalaat ne fi nga xam ne tabaxoon naa fi yoon fi nga xam ne tabaxoon naa fi ay poste santé te ay ñit a fay jaar ñooñu aussi il faut ma saytu seen wér-gu-yaram moo tax mu indil ñu lii mu nekk nag lu nga xam ne nii vraiment neex nañu trop et que jàpp nañ ko te dinañ fexe ba moom ni mu ko xalaatee ak ni mu ko bëggee ñu defee ko noonu. ndimbal gi nag dina ñeel fukki région yi nga xamante ni dañoo am ay frontières li ñu bëgg rek mooy dakkal lii di law coronavirus lu toll nag ci 5 millions ci suñuy koppar dugal nañ ko file ci Kaolack délégation bi dina dem Fatick waaye itam Kaffrine lépp rek ngir yóbbu fa ndimbalam ñu mën a taxaw tem xeex feebar bi di coronavirus. Claire Diop dañuy des ak yow ndax nag ci xew-xew boobu waa diwaanu Kaolack def nañu nag tolluwaayu pandémie bii di Covid-19 ci diwaan ba ñu déglu si docteur Aïchatou Bari Diouf ci micro Claire Diop. am nañ fi ay cas suspect bi épidémie bi commencé ba léegi waaye ñooñu ñëpp bi ñu saytoo seen yaram def prélèvement yi résultats yi ñu am yëpp dafa wone ne kenn amu fi doomu jàngoro bi. ci fan yee ñu jógee nag am na benn cas bu ñu nemmeeku woon positif ci beneen région boo xam ne jotoon na fi jaar toog fi 3 fan. loolu taxoon na ñu def déplacement dem ca kër yi mu jotoon a dugg recensé ña fa nekk ñëpp nga xam ne jotoon na am ak ñoom contact bu ñu ko defee tamit dañ leen mettre en quarantaine surveiller leen pendant période bi nga xam ne moom la ñu mën a tuddee période de suivi nga xam ne diggante ñoom bi ñu nekkee ak moom contact ak ba 14 jours war nañ leen nemmeeku nañ seen yaram gisuñu ci benn mandarga buy wone ne am nañ feebar. defal nañ leen ay prélèvement testé leen
prélèvement yooyu yëpp dafa négatif. yàlla def na nag suturaal nañu kenn amu ci doomu jàngoro bi ba génn nañ ci léegi li may ñaan askan wi rek mooy ñu bañ leen a boddi ndax loolu dafay metti déjà période boobu metti woon na léegi ñoom laaj nañu soxla nañu soutien ak jàppale seen dëkkandoo yeeg askan bi yëpp. ba tey rek ci bataaxal yi nga xamante ne rek moom lañ fi waxoon léegi waa BCEAO ñoom it yónnee nañu seen bataaxalu di ndokkeel président de la République ci bis bi nga xamante ne rek moom la ñu moom woon suñu bopp waa BCEAO waa CEDEAO ak it waa France waa Émirats Arabes Unis ak it waa Guinée Bissau waa Koweït ak waa Chine dinañ ci dellusiwaat ci anam yi mu gën a yaatoo ci suñu journal bu 20h bi ngir nag jàkkaarloo ak feebar bi gën koo xeex. ci jëm ci wàllu koom gi waa COSEC ñoom nag dañoo duppook li jëm ci wàllu télétravail muy nag ab ndaje bu nga xamante ne rek visioconférence la ñu koy amale lépp la nga xamante ay bordereau la électronique lañ koy jëmbale mu topp ci nag cargaison yi sax buñ koy joxe ci wàllu électronique lañ koy amale Hamidou Diop. directeur général bu COSEC toog ci bureau am janoog ordinateur am di jiite réunion ak ñi muy liggéeyal. li nag mooy li ñu woowee télétravail mu bokk ci mesures yi nga xam ne dañ ko jël ngir xeex feebar bi ñu woowee coronavirus fii ci COSEC nag ñi nga xam ne dañ daan soxla BSC soxlaatul ñu fi ñëw ndax mën nañ ko laaj par internet. wàllu technique ñaari action yu majeure lañ posé benn bi dañ déployer benn solution bi nga xamante ne dafay permettre directeur général saa organiser réunion ak directeurs yi. du aajo ñu dem salle de conférence comme ni ñu ko daan defee c'est-à-dire ak solution visioconférence bi dafay jokkoo ak directeur yëpp à partir de bureau. beneen matuwaay bu ñu jël mooy ci wàllu bordereau de suivi des cargaisons. BSC boobu dañ ko dématérialiser de sorte que képp ku nekk ci àdduna bi instant bi on est présent dans 70 pays c'est-à-dire képp ku koo xamante ne am na marchandise bi war a jóge ci dëkk yooyu ñëw ci Sénégal. di nga mën a am sa BSC avant navire bi di àgg ci Sénégal. li mu liggéeykat bu bëriwul mooy doxal tey jii COSEC nag ni mu waree li tax nag COSEC mën a antu loolu mooy dafa teel a dématérialiser daal di ko yokk nag ginnaaw bi nga xamee ni feebar bi feeñ na ci réew mi. liggéey bi sax gis nañ ne sax gën na bar ci yenn yi parce que dématérialisation ñun africains yi léeg-léeg dañuy bëgg toujours le contact physique. mais tey boo demee ci dëkk tugal yi ñu ngi liggéey sans ñu am contact directement n'est-ce pas te loolu defe naa ne liggéey bi am na client yu bëri yoo xamante ne sax profité nañ ci ubbi compte parce que biñu demee ba gis ne possibilité yooyu am na donc ñoom gis nañ ne aussi loolu moo leen ëppal njëriñ ñun aussi ci biir COSEC même agent yi nga xamante ne may nañ leen ñu toog seen kër agent yooyu dañ leen joxaale connexion bu leen permettre ñu continuer di liggéey même comme si ñu ngi woon ci fii ci COSEC. fii ci COSEC lépp luy xeex coronavirus dañ ko fi teg mu nekk ay jumtukaay yoo xam ne dina gën a yokk geste barrière yi muy raxas loxo jël température fexe yi tamit ba nit ñi di sorante ci lu toll ci mètre. ñi ngi sensibiliser également sunu personnel ci maladie bi wax leen ne maladie bi am na te pour fagaru ci maladie bi am na ci jàngoro bi am na yu ñu war a def donc jox nañ leen aussi ay jumtuwaay yu mel ne ay gel saabu. eau de javel jox nañ ko personnel bi mais yemuñu ci personnel bi rek ñi COSEC di liggéeyal yëpp mooy gardien yeeg yooyu yëpp jox nañ leen. bar bi nag di coronavirus dafa bett entreprise yu bëri waaye COSEC nag moom mu ngi ciy génn li ko ci génne nag mooy fexe ba tey ji liggéey bi ñu jaarale lu bëri ci wàllu internet fexe yi tamit ba réorganiser waat ko loolu mën a tax nag client yi daal di am lu ñu bëgg personnel bi tamit ñi daal di leen di sàmm. jërëjëf Hamidou Diop mbokk yi leen leen indiloon ci ay xibaar doon leen ko jottali bu ne saa ngeen ànd ak Pape Bouna Thiaw ci xibaar ci français ma ne di ñaanal guddi jàmm salaam.